bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu wa sallama ala sayidina wa maulana muhammad sallallahu alayhi wa sallam asalaamu aleykum wa rahmatullah mbokk jullit yi mbokk téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziar fii ci chaîne bi di Naby TV 92 officiel ñu dellu seen émission jàngat ci l'islam comme ni ngeen ko baax xamee semaine bu nekk ñu teg benn jàngat ci tolluwaayu réew mi tolluwaayu société bi tolluwaayu jëfin yi di ko dëppale ak sunu diine tey jii nag dañuy delluwaat ci wàllum ngóor jigéen fii ci Sénégal ndax xam ngeen ne yëngu-yëngu yi ngeen di dégg temps yëpp ñi ngi fas yéene jëm ci le 23 mai incha allah lan moo xew le 23 mai mooy sénégalais yi seen bopp ànd ak seeni kilifa ci wàllu diine ñooy sàkku ñu criminaliser ak ngóor jigéen sénégalais yi loolu ñoo ko bëggal seen bopp ñu signé ko ci ay këyit signature yu bare ànd sàmm jikko yi doon ko taxawee ci turu sëñ Babacar Mboup def ci tournée Sénégal yépp 45 départements yépp wër kilifa diine ji ku ci nekk ñu toog ak yow wax la explication wu fi mbir mi toll ñëpp adhéré ci wane ne d'accord nañu état bi criminaliser ñu ak ngóor jigéen maanaam ak ngóor jigéen léegi ñu tabax ci loi boo xam ne dafay wane ne képp ku ko fi defati yoon dafa war a dal sa kaw teg la sanction boo xam ne mooy sanction wu ku rey nit ndax acte bu bonee noonu amul lu ko gën a rëy ci kaw suuf yàlla daf ko ŋàññ gu jéggi dayo innakum la ta'tuuna al fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al alamin ca qawmu Luut ne leen def ngeen lu bon lu ñaaw yàlla lu mu ne ñaaw na rek ñaaw na yàlla ne jëf ju bon a ngi nii ak ngóor jigéen jëf ju ñaaw a ngi nii ak ngóor jigéen yéen qawmu Luut nag yéen a ko njëkk a def ci àddina li ma bind ci mindeef kenn musul am inspiration wu góor ak góor di sëy yéen a ko mas a def ndaxu mbon akuk caay-caay loolu ñuy dem ba naan xeetu yonent ñi ngi ko ciy def dëgg la mbon dëkkul fenn waaye war nañ fexe ba loolu ñun ñu ñàkk ko ba du am loolu ñu bëgg loolu lu simple la nee nañu ngóor jigéen buggunu ko bu ñu ko kenn andil ku nëbbutu sa néeg di ko def sa affaire la waaye pénc mi di ko def ci mbedd mi na muy xewee Angleterre di ko xewee Afrique du Sud di ko xewee Amérique ak yeneen i réew yu bare yoo xam ne ña ngay def seeni gay pride bu jógee ñuy subilee que manifester wu fu ne ñu dugg di kaas seeni doléance pour ñu yokk seeni liberté loolu Sénégal du ci bokk loolu am nañ droit ne du ci bokk parce que du suñu aada xamuñu ko xamuñu góor jigéen di lambar-lambari ci mbedd góor jigéen di lambar-lambari ci wedd di biiju ak di wiñaaroo ko wiccaxu loolu réew mi xamu ko te sañ nañu ne dañ ciy teg ay sanction parce que teg nañu sanction ci lu ko yées teg nañ ci sanction Sénégal bu demee ba voté loi wu mbuus di tere mbuus ñu voté ci ab loi mbuus day yàq de dëgg la ndax dina yàq lu toll ni li góor jigéen di yàq mukk ci àddina lu tax ñu mën a defar loi boo xam ne day tere mbuus te mënuñoo def benn loi buy tere ak ngóor jigéen nga xam ne ñun ci caaxaan la ñu nekk Sénégal dañu war a criminaliser ak ngóor jigéen xawmu Luut yi ko doon def góor ak góor di sëy loolu malaaka yépp leen rëbb yàlla dafa yabal ay malaayika ñu duppati suuf si nii dippati suuf si ba ca suuf ñu yanu leen ba ca kaw xam nga fi suuf si jógee pax lay doon ñu dëpp leen ñoom ñu féete suuf si féete seen kaw ba pare ñu taw ay xeer ci seen kaw ndax seenu mbon góor jigéen lu ko gën a bon amul ci àddina yontu yàlla Muhammad ku ko xam ci yërmandeem ju yaatu nee na man wajadtumuhu yaamalu amala qawmu luutin faqtulu lfaaila walmafuula bi nee na ay nit yu ngeen fekk ñuy jëf-jëfi nitu luut ya te moo di góor di sëy ci kaw góor mu ne na ngeen leen atte peine de mort maanaam nañu leen atte rey jël leen yóbbu leen ci attekat ba attekat bi sanction bi muy teg ci moom mooy atte rey
kenn ki wala mu ne ñoom ñaar ñëpp ki nangu ñu sëy ko ak ki koy sëy yëpp ñoo bokk benn atte seen atte ca tribunal ba mooy peine de mort foofu la Sénégal bëgg a dem ñun waxu yonent bi rek lañ dëggal de ñu ne loolu yonent wax nañu ko saxal ci réew mi bu ñu bëggee ngóor jigéen du fi am parce que ngóor jigéen du lu baax day yàq diine day yàq pas-pas day yàq jikko day yàq économie day gàntal kër day néewal njaboot day yàq góor day yàq jigéen ñi ne fi war a sëy ñu baleen fi di sëy ak góor fan la njaboot di juddoo plus yàlla bind la ngay doomu aadama ne sàtt taxaw laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwim xoolal doomu aadama taxawaay bi ni mu jubee taxaw jub kecc tiim lépp lu yàlla bind yàlla terelee la lii di la ko tagg ca suuratu tiin naan laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwim man yàlla ma bind doomu aadama ci gën jaarafiti bind ba pare jub nga am mbon akuk caay-caay gu toll ni sëgg juutu mel ni bàyyi ma nga walbatiku jóge ci position wu nit dem fekk na golo ya mel ak na mbaam xuux ya mel nga sëggee noonu di sëy yaa yées di góor teg ca ñoom sax wax dëgg na ma golo yeeg mbaam xuux yi baal parce que ñoo gën góor jigéen ndax ñoom lu mu metti fa leen yàlla yemloo rek fa leen yem golo bu góor ak golo bu jigéen rek kay sëy mbaam xuux bu góor ak mbaam xuux bu jigéen rek ñooy sëy waaye góor jigéen moom golo ak mbaam xuux ko gën loolu waxu yàlla la de ulaika kal an'ami bal hum adallu mu ne ñooñu dañoo mel ni bàyyi ma ba yàgg sunu borom ne ñooñu ñoo yées bàyyi ma góor jigéen moo yées bàyyi ma ndax jëfam ji dafa suufe ba jéggi dayoo bàyyi ma sax du jëf-jëf ju ni mel doo fekk mukk man misaal yi may jël ci xaj sax maa ngi koy jégalu parce que président bale moo ko waxoon damay fàtte ay waay dama xamul Paul Biya la xaw ma moo ko tontu woon Obama ba mu leen di proposer affaire ngóor jigéen mu dagg discours bi waaw ñu ne ko noo fa nga xaar mu pare mu ne mukk fii lay waxee ci salle bi du xaar ba ñibbi waaw nekk nag yow lii nga nuy wax yow da nga noo yab yow Obama dajale ñu fii amoo dara loo ñu wax waxoo ñu économie waxoo ñu santé waxoo ñu dara di ñu wax naan ñu daganal ay góor ak góor yuy sëy yow yaa nu yab yaa ñàkk fayda yow lii nga xam ne jëf jii nga xam ne sama xaj ba ne ca kër ga sax du ko def xaj bu góor sax du sëy xaj bu góor daan ne ko su ma demee sax danaa jéggulu sama xaj bi ci misaal gi ma ko misaal ak góor jigéen parce que moom du def loolu am na sax beneen bu yéeme boo xam ne bi mu tollee réewam dana ko yow bu dee d'accord nga ci lii nga wax te dëggu na ci yow kaay ma takk la kaay nekk jabar yooyu nekkoon ay wax yu metti yoo xam ne moom am courage moo taxoon mu di ko wax pour wan leen fi dayoo mbon gi toll loolu nañ ko bàyyi xel góor jigéen day alag am réew ak ngóor jigéen fu muy am balaa dina wàcc ci dëkk boobu te balaa ba fay wàcc kenn munta ñaan ba yàlla teggi ko ñëpp la yàlla di jéppi waaye léegi benn minorité bu ndaw boo xam ne tekki wuñ dara est-ce que ñun Sénégal dañoo war a nangu di permettre ay góor jigéen ay minorité yoo xam ne sax kenn du leen teg bët ñu may leen fi loo xam ne dafay tax bu ëllëgee ñun ñëpp yàlla alag ñu loolu duñ ko nangu benn minorité bu ndaw pour am seen satisfaction ñu sacrifier population wu lëmm ca kanamu yàlla ëllëg duñu ko def te ngóor jigéen alagam yàlla du xaar ëllëg fii la ñun pour mën a satisfaire benn minorité boo xam ne c'est invisible nëbbatu rek kenn mën leen gis dama ne ak ngóor jigéen ñaawteef la goo xam ne sénégalais yépp ci war a taxaw pour nu criminaliser ko fii ci Sénégal nga xam ne kenn du dox di wiccaxu ci mbedd yeeka wuti far ci mbedd yi góor lëm di ko def loolu moom warul am te li garaaw ci àddina mooy bi yàlla doon dénoncer di leen alak léegi dafa développé àddina moo doy waar góor jigéen dafa avancé LGBT bu njëkk góor ak góor rek moo doon sëy ñoom foofu la seen xam-xam yemoon ci mbon nga gis nit ñi axiru zaman nit ñu mujjee ñi ñooy gën a bon sax ñu njëkk ñi parce que góor jigéen yu njëkk ya góor ak góor a sëy foofu la ñu xamoon mais góor jigéen yu mujj yi ñëw mujj jamono ñoom dañoo développé ci mbon seen esprit bu kàccoor bi dafa gën a yaatu gën a efficace
léegi boole nañ ci jigéen ak jigéen mooy lesbiennes yi jigéen ak jigéen di ci sëy bu njëkk amul woon moo tax ñii ñoo yées nitu xaw mu luut yooyu xaw mu luut yi ñii ñoo leen yées passé nañ foofu de ñu ñëw indi boo xam ne góor ci boppam day am jabar amaat jabar ju góor wala moom mu am jabar ba pare nekkaat jabaru jàmbur mooy bisexuel LGB bisexuel bi mooy góor lëmm gu takk jabar ba ami doom ba pare dem nekkaat jabaru keneen moom ñu koy sëy mu nekk fii jëkkër nekk ci kële jabar xam nga kii bon na wala moom mu nekk fii jëkkër ba pare nekkaat feneen jëkkër te jabaram jële góor la jabaram ji jigéen xam nga lii yées na lii bu njëkk ci nitu xaw mu luut yi amul woon te léegi développé nañ ñoom ci mbon ba yegg fii wala nga indi tee bi transgenre wala transsexuel mooy góor a ngi nii gu taxaw ne lëmm di góor ba mu neex ko mu ne man daal jigéen a ma neex mu opéré boppam nekk jigéen defar ay weenam defar ay anjam defaraat yaramam def yépp nekk jigéen éliminer awra góoram carrément nekk jigéen déformer ay cëram yépp nekk jigéen mooy transgenre wala transsexuel boo ci wax wala jigéen a ngi nii na lëmm di jigéen ba mu neex ko mu ne bëggatul nekk jigéen léegi góor la bëgg a doon dem ñu opéré ko dindi cëri jigéenam yépp def ko forme góor mu nekk góor te loolu léegi science yegg na fa de am na ci ñoom ñu ko réussir ñoo xam ne góor ngay gis nii mu taxaw ne sëmm di góor yore formam nekk jigéen dafa déformé wu maanaam dafa dem ñu opéré ko defaraat hormones yeeg yépp defaraat ko ba mu nekk góor jigéen gi même chose góor gi jógee fale nekkoon góor ñu déformé waat ko def ko jigéen ci mbon mooy LGBT léegi sax yokk nañ ci plus mooy amul fu mu yem am ci ñoo xam ne ñoom dem di uti bàyyi ma di sëy ak moom loolu la ñuy def nit neexatu leen quoi nit neexatu leen di jël ay xaj di sëy ak ñoom di jël ay golo di sëy ak ñoom virus boobu moo leen dugg am ñeneen ñoo xam ne ay bàyyi ma la ñuy jël di sëy ak ñoom ay néew la ilaha illallah muhammadu rasulullah sëñ bi nit a mën a bon non yan yàlla jéggal c'est-à-dire nit ku dem ba yow pour nga am li la neex mooy da ngay jël néew quoi néew nit ku dee nga sëy ak moom non vraiment ndeke ak mbon amul fu mu yem billahi alladi la ilaha illa hu man mbon gu mel nii musuma koo gis ci àddina nit ku dem ba yow sa plaisir mi ngi nekk ci da ngay fekk nit ku dee ngay sëy ak moom yow ci nga yëgee sa bopp dee nit ku dee war laa waar nga war a xalaat booy tëdd fii nga mën a sëy ak kooku yow nga ne di nga yëg bànneex non nit mën naa bon vraiment lii bàyyi ma sañu ko mënu ko lii bàyyi ma sañu ko mënu ko mais ñun est-ce que am nañu droit di xasati bàyyi ma ñun exemple bu yées bu ñu war a jëlee ci non nañ koy jël ci nit bàyyi ma moom nañ bàyyi di ci jël misaal lii benn bàyyi ma sañu ko ci àddina bàyyi ma du sëy ak bàyyi ma bu dee kenn mësu ko gis ñu ne xaj bi day sëy xaj bu medd xar mi day sëy xar mu medd amul nit rek ko sañ a xalaat waaye góor jigéen a bon waa ñii nan lañ leen di xajalee ci société waaw man nag léegi lii nii kan moo am intérêt pour lii am Sénégal kan moo am intérêt pour lii am Sénégal yow mi may déglu boo ne kenn amu ci intérêt même ñi gëm na sax état bi d'accordu ci te du ko fi def léegi may nañ leen occasion bu gën a simple ñun bugguñu góor jigéen nguur gi nee na buggul góor jigéen te du ko fi mas a def léegi am na lu gën a simple mooy nañ ko def ci kayit yi parce que état kayit la xam administration kayit la xam nañu ko def loi rek mu jeex ni ñu def yamba def ko drogue def ko viol nañ ko def ak ngóor jigéen mu jeex point léegi nag mu des ñi wax ne état bi du ko mës a def ñu ne lu tax état bi du ko mës a def ñu ne état bi dafa ànd ak góor jigéen ñi léegi lii moo koy leeral weddi bi moom lu yomb la bu ko état bi jëlee def ko loi criminaliser ko état bi weddi na ñooñu dëggal na boppam su ko deful nag kon ñu xam ne ndekante moom ndey la ci góor jigéen ñi te loolu ak wor gu metti la parce que mënoo jël population wu lëmm nga sacrifier leen pour benn minorité boo xam ne yéen da ngeen a bokk lu ngeen bokk
loolu musiba bu rëy a rëy la moo tax maa ngi tiit maa ngi jaaxle bu fekkee loi bi nanguwuñ ko def dana firndeel ñi wax ne état bi dafa boot góor jigéen ñi moo ko gënal population boobu. kon mbokk yi mbiru góor jigéen a ngi noonu le 23 mai place de la nation ñun dootuñu waxati place de l'obélisque place de la nation mooy place askan wi. obélisque bokk fi moomu fi xamuñu ko na dem lijjanti ay mbiram ak yàlla waaye fii Sénégal la tudd ci sunu moomeel la nekk loolu la ñu bëgg bokk même bu dee am na ñu ci d'accordul nga xam ne ñoom sacrifié nañu aw xeetu lëmm ngir seen dund gu aisé wu yàlla nañu yàlla musal ci ay jëmm yu mel noonu kon mbokk yi ñi ngi jox ñëpp dig daje le 23 mai place de la nation ñu sàkku ab loi buy criminaliser góor jigéen na ko ñëpp teewee bu kenn tardé sénégalais yépp li nu wax mooy bëggunu góor jigéen bëggunu lu lépp lu aju ci moom te kilifa yëpp nee na ñu bëggunu ko kon nanu ko criminaliser góor jigéen du am ci pénc mi ki nëbbutu di ko def affaire am la moo yàllaa koy régler daa nëbbutu ñun xamuñu ko waaye ñi koy fésal ci pénc mi la ñu ne ku ko fésalati ci pénc mi nan ko sanctionné sanction wu su ëllëgee ñu teg ko àtteeb ku rey nit parce que kooku population la rey kooku moom reyul sax nit képp mais aw askanu lëmm la rey kon mbokk yi mel ni ne li nu amoon ci ay minutes jeex na xanaa ñaaxaat leen rek ci ñu bàyyi xel bés boobule waaye itam ñaax journalistes yi kenn waru leen cee jiitu man daal journalistes yi jaaxal nañ ma yow am na benn loi bu ñu voté wala bu ñu dugal ci code de la presse am na loi bu ñu fa dugal article 18 yaakaar naa article 18 entre 18 19 article 18 wala 19 article 18 ci code de la presse bi ñu sërxal ko ci ne ab journaliste ab animateur ab animatrice caméraman technicien kuy montage koo mën a doon di yëngu ci wàllum journalisme amatoo droit wax ci ngóor jigéen bu ci wax doo ko bind doo ko nataal doo ca wax du ci image du ci vidéo du ci écrit journaliste yi na patt noppi jàpp seen jàmbur man lii dama cee tiit mbaa lii jàmm la ñoom kañ lañu mën a jébbaloo nii ku dàq bañ ka dëgg journaliste la daan doon heure boo leen daan imposer lu ñu nanguwul àddina yëpp yëg ko tey journaliste yi am droit wax liberté d'expression ñu voté leen loi boo xam ne dañ lay wax ne la ak ngóor jigéen dootoo ko tudd doo ca bind doo ca nataal ñoom ñu nangu ko ne pat mais lii mbaa jàmm la code de la presse bii man su dee nii la journaliste yi noppee ba mu jàll ñoom ay complice lañ ci lépp lu fi indi ngóor jigéen man maa wax ne journaliste yi bu ñu leeralul article 18 19 bii nga xam ne dafay noppiloo journaliste bi ak animateur ak animatrice ak technicien yi ak lépp lu aju ci journalisme ne la wàllum ngóor jigéen doo ci wax doo ci bind doo ci nataal doo ci vidéo doo ci def lenn loolu buñ ci noppee ñu voté ko ñoom ay complice lañ ak état bi ci dooleel ngóor jigéen ci Sénégal loolu kenn waru cee noppi ñoo fi gën a gëm liberté d'expression ñu ne la yow góor gu sol taille basse ci mbedd di wiccaxu en tant que journaliste wala animatrice sañoo cee wax loolu pour lan la loolu boo ko génnee ci ñàkk liberté d'expression lan moo ci des leneen lu ngeen fi waxati da ngeen a yab nit ñi waaye ak ngóor jigéen dañ ko war a dénoncer fépp parce que bokkul ci ñun ñu ne la yow doo ci wax nga ne pat su ëllëgee nga bëgg a wax ci yeneen i scandale man loolu laay xaar ba xam ñoom ban position lañ ci am yal nañu yàlla suturaal yal nañu yàlla jàmmal yal nañu yàlla may askan woo xam ne dañoo bañ lu bon te di ko xeex duñu yem ci wax ne dama ko bañ dañ koy xeex ba lu bon loolu jeex parce que ki bon ki lim ko jaral mu samp lu bon ki baax na ko jaral lu ko ëpp pour mu jëlee fi ak mbon yal nañu ko yàlla defal ngeen baal ñu àq jaajëfal waa ànd sàmm jikko yu baax ci taxawaay boobu ngir yàlla kàttanal leen ak mbooleem ñi ci bokk nag parce que ànd sàmm jikko yi secteur yëpp a ngi ci am na ay journalistes yu ci nekk dëgg la mais nañ wax am na ay mbër ay imam ay chrétien secteur boo laal am na fa fépp ñëpp ci ne ay rappeurs sax ci ñëpp ci ne
loolu nag mooy wane ne population bi ñoo ko bëggul kon état bi na def li réew mi bëgg mooy mu criminaliser ko ngeen baal ñu àq ñu jaajëfal Mor Diallo mi nekkoon ci technique bi jox leen dig daje semaine bii di ñëw salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.